asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci faatub Serigne Cheikh Béthio Thioune démb la ba léegi moom nag ñu ne néew li nu ngi koy xaar aljuma ji ci Sénégal ca këram ga ca Médinatul Salaam ga ca Mbuur foofee njaboot ga taalibe yi ak dëkkandoo yi dem nañ fa fees fa dell moom mi jiite woon cantakun yi dëddu àdduna bàyyi leen ak naqar ak tiis bu kenn munta xam nu mu toll ay fukki fan ginnaaw ba ñu faatee benn sàmmkat fële ca Ross Béthio ay jege ñaaleem ne yoon doxal na def liggéeyam ñoom ñu gis ni nag boobu ba léegi amul benn nit buñ ca teg loxo ñi ñu njorti ni ñoom ñoo ko faat ñu ngi ci mbedd bi di dox seeni soxla ñuy woo kilifay réew mi ñu jóg ci jafe-jafe yam foofu noonu laata muy jéggi dayo rawatina diggante sàmmkat yi ak ñiy bay foofule. dialogue national mu di waxtaan bi président Macky Sall nam amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai lëm ca bëgg ak li ko sabab loolee lépp ñu ngi koy jàngat kujje benn pàcc ci kujje gi nga xam ne bëgg na caa bokk nag nee na li mu bëgg mooy aw waxtaan boo xamante ni dafay jaar yoon bu dëggu lay doon. xibaar yi bokk na ci ba tey tàggat yaram basketball national 1 ci góor ñi playoff yi tey ji lay door am na ñaari rencontre tey muy Saint-Louis basket club ak AS Ville de Dakar beneen bi diggante US Ouakam lay doon ak Louga basket club mbokk yi loolee taxañ na ne tuuti ñu yaatal ko. Serigne Cheikh Béthio Thioune mi ngi dëddu àdduna démb ca diwaanu Bordeaux fële ca France ginnaaw benn feebar bu ko yàgg tëral waa l'Observateur di ñu xamal ni néew bi kon aljuma lañ koy xaar fii ci Sénégal ca Médinatul Salaam ba nekk fële ca diwaanu Mbour muy dëkkuwaayu Serigne Cheikh Béthio Thioune nag njaboot ga taalibe yi ak dëkkandoo yi ñëpp ñu nga fa fees fa dell Abdourahmane Diallo maa ngi lay nuyu. soxna Naata maa ngi lay fay. waaw yeneen xibaar yan nga ñu mën a baaxee foofu la ca Médinatul Salaam. xibaar yi nga mën a baaxee mooy ci suba si ba léegi taalibe yaa ngi jógee fu ne ñëw fii ci Madinatu Salaam ci loolu am na ñeent ci soxnawu cheikh bi ñoom yegg si nañ fi di maanaam soxna Mboose ak soxna Aïcha soxna Adja soxna Aïda ñoom ñëpp fi mu ne nii ñu ngi ci biir ak doomam mag yi nga xam ni ñoom it ñu mel ni Serigne Saliou ak Khadim Thioune sëñ Khadim ñoom ñëpp sànq ñu ngi ci yoon sax sànq rek amaloon nañ sax ab jotaay ñu toog di ci waxtaanee mu am ñi nga xam ne jox nañ leen kaddu bi ñu daal di def ay seede ci cheikh bi waaye tamit di defal taalibe yi nga xam ni ñoom ñoo doon jooy rek ñu naan leen dañu fexe ba nga xam ni ñu bañ a jooy ndax cheikh bi li mu leen sant mooy ñaan ak jàng ay xasaat ci loolu tamit Serigne Saliou di taawu cheikh bi mu jëlee kaddu bi xamle na ni ba léegi waxagul kañ la néew bi di yegg fii nee na ba léegi ñu ngi ci formalité yi waaye li mu wax mooy fi ñu ko war a dencee tamit foofu tamit amul précision bi nga xam ne joxe na ko ndax li mu jot a wax mooy ñoom li ñuy def mooy li cheikh bi bëgg ci ay vidéo nag yi ñu gis nañ ni cheikh bi dafa newoon li mu bëgg rek mooy ñu denc ko fii ci Madinatu Salaam waaye balaa loolu tamit war nañu dem ci kanam léegi Touba dem dajeek Serigne Cheikh Saliou ngir mën a waxtaan ak moom te démb tamit waxoon nañ ni jaaroon nañ fa léegi xam naa bu ñu jógee ci waxtaan ak kilifa googu dinañ ñu mën a wax lu leer ci fan la ñuy dencee cheikh bi waaye tamit kañ la corps bi di yegg fii ci Sénégal. di ko sant di ko gërëm moom Abdourahmane Diallo nekkoon en direct ca Médinatul Salaam nga ca Mbour foofee kon ci dëkkuwaay bu Serigne Cheikh Béthio Thioune mi dëddu àdduna démb mu faatu benn fan rek ginnaaw ba ñu joxee verdict ba ci àtte biñ doon amal foofee ca chambre criminelle bu tribunal bu Mbour. ñu wax ci xibaar yi ba léegi dem ca diwaanu Ross Béthio ay village yu bëri ay sàmmkat yu fa nekk nag dañoo mer bay futtu am na kenn ci ñoom ku ñu faatoon fukki fan ci ginnaaw te li ñu gis mooy boobu ba léegi yoon defu ca dara ndax amul kenn kuñ ca teg loxo te ñi ñu njort ni ñoom ñoo faat kooke di Assane Ka ñu ngi ci mbedd bi ba léegi dara fekku leen ca ñu ne kilifa yi nañ ci jël ay dogal ngir bañ kon jafe-jafe yooyu diggante sàmmkat yi ak baykat yi di gën a jéggi dayoo Galoka mooy yor seen kàddu ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. woon barki démb c'est très grave wax nga wax bi le 24 la amoon depuis boobu ba léegi yoon defu ci dara. te ñi ko def ñu ngi jàkkaarloo ak ñoom si sunu gët ñu ngi dem va et vient ñu koy def te ñoom ñun nag sunu doom dem na keneen ki mu ngi nekk en commun ba léegi kon nag loolu nañ ci taxaw si daar ultimatum la nañ ci taxaw. depuis 2007 ba léegi presque 8 morts am na fii nit ñu mot
ñu dal ñoo fi nekk su fekkul woon loolu su fekkul woon loolu day fekk musiba am na fi day fekk guerre am na fi or que nag nit ñu mot lañu dañuy topp yoon te dañuy topp justice 8 reen fi 8 ñi nga xam ne sàmmkat lañu te dara ba tey rien ku ñu yóbbu en justice dañ lay ku ñu yóbbu ki ka rey su fekkee baykat bi rey na la soo fa demee dañ lay dóor ay peine yu ndaw 2 ans nga génn wante xamuñu loolu lan moo ko waral. fii ci Ndakaaru moom liñ fi nemmeeku mooy càcc gi bëri na loolu dañuy fekk nga taxaw ñu bif sa saak yóbbu ko te lii ci ëpp li ñuy nemmeeku mooy ñiy yéeg ci ay moto ñoom ñoo koy def ñoom lañ ciy joxoñ baaram tuumal déggoon ngeen ci Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi semaine ba la weesu ne dinañ ci jël ay dogal lu ci mel ni xoolaat ni ñuy immatriculé ñaari roue yooyu le ci reportage bi ñu leen di waaja wan nag ñi koy dawal ñoom nee nañu loolee lu war la lu ñu war a def la ñu àndi ceek moom Mouhamadou Lamine Ndiaye ak Diafara Ba. ay moto yu amul plaque d'immatriculation di daw nu mu leen neexee te kenn du leen wax dara ñenn si moto yooyu amul plaque bokk si këppum saak ak yenn agression yi lëmbe dëkk bi. ñii def agression moom du ñu yor plaque. man mus nañ ma agressé lool ma yor sama moto ñu dab ma comme sac bi ma yor nii benn borom moto moo ñëw xëcc ko ñaari ñi yor moto heureusement ma accéléré ñu accéléré. loolu état bi bu yàgg la ci waroon jóg ci loolu. parce que agression yi bari na borom moto yi da ngay dawal moto yi ñuy këf sa saak jigéen vraiment sonn nañu. bu fekkee yow da ngaa yor plaque doo ñeme def yenn yi loolu tamit lu baax la parce que man sama moto bi nga bu ma wanee ginnaaw rek ñu jël sama matricule loolu wóorul mais ñi def loolu yëpp amuñu kayit bu ñu amee kayit moom duñ ko def. dawalkatu moto yi ñoom am plaque ak seeni papier ñoom jàpp ni loolooy yoon. avant yoroon naa moto bu amul kayit quoi mais bi ma demee ba xam ne loolu wóorul ci laa dem après boobu ma kii ko quoi ma jaago ma jënd bii bu am CMC bi après ma miite ko ci la am jàmm. mais boo yoree sa plaque normal da ngay sol sa kak si ñëw ñu gaare nga génnee say affaire jox leen ñu la ok merci chef nga dem sa yoon loolu c'est simple. mu yàgg am lool këfum saak lëmbe dëkk bi autorité yi di xam ne ni jël nañ ay matuwaay yu xeetu noonu loolu di bees. ñu dem ca diwaanu Thiès te hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène rawatina foofee juróom-ñaari fan ci weeru avril ba léegi personnel bi ñu ne dañoo bank seen i yoxo lu ci ëpp li ñu naqarlu ñaar ci seen i naataango yu directeur général ba ñu ne yóbbu ci beneen diwaan loolee ñu koy naqarlu ñu ne nag na jële fa note boobule bu dul loolu du ñu dakkal grève boobule ki yore seen kàddu wala bokk Pape Ngoma Niang moom mooy secrétaire général syndicat liggéeykat yi foofule ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop ak Sey Latia. fii ñu nekk hôpital la du këru kenn dafa am lu ñuy wax administration am lu ñuy wax ay syndicat am lu ñuy wax ay liggéeykat ba lépp loo xam ne dafa xew fii dañoo war a toog ñu waxtaanee ko proposé nañ direction ne leen waxatuñu sax léegi annulation de note mais dañu ne directeur mu suspendre note yi ñu jaare la ko ci procédure bu jaar yoon ba ñëpp toog ba xam ni tey jii nii kii dafa war a génn fii mu génn fii waaye du ñu toog nii rek yaa ma neex maa la neex rek ñu ne dañ lay génnee ci service bi ndax service bi du patrimoine maanaam patrimoine sa waajur tabax nga ñëw donn fii c'est un service de l'État sunu camarade boobu nga xam ni yoon teg na ci moom loxo ñëpp ñi fi toog xam nañ ni jëlu fi million jëlu fi milliard suñ leen waxoon naka la procédure bi demee sax yéen ñii seen bopp di ngeen di laajte est-ce que loolu jar na ñuy téye nit ki ay médiation am na fi te médiation yi fi am yëpp defe naa li ñu waxoon ci tàmbali bi la ñu waxaat rek mooy dafa am benn point boo xam ni mooy directeur mu suspendre notes yi ñii dellu ci seen liggéeyukaay après yeneen point yi ci ginnaaw ñu négocier ko dem leen ngeen wax ko loolu su ko defee jarul sax négociation ñun dinañ jot notes yi ñu ñëw ci base bi lever mot d'ordre bi su ko deful mun nañ fi taxaw ñaari at di xeex. ñii tamit nee na ñoom ñoo lànk du ca dal mooy mareyeur ya nekk ca marché central u poisson bu Pikine seen bërëbu liggéeyukaay boobee ñu ne buñ ko dindi ci kilifteefu ministère bi ñu dénk wàllum napp gi ndax fan yi yëpp nee nañ dañoo dégg coow ne dañ koy privatiser maanaam jox ko ay privé ñu gérer ko ñu ne loolu bëgguñu ko ndax bés buñ ko defee seen kërub liggéeyukaay boobulee dina tas kii di président comité délégué yi nekk foofu la ca marché ba Modou Sow lay wuyoo Salif Sow ak As Malick Diop ñoo taataan ay kàddoom. li waral point de presse bi mooy jàngat boo xam ne ni ak
loo xam ne constaté woon nañ ko fële ca Yaraax ci réunion prise de contact bi nga xam ne dafa doon da koy def ak acteur ak organisation professionnelle yi ñu déggoon fa benn doléance boo xam ne ñenn ci waa CONIPAS ñoom ñoo ko def nee nañ ñoom en l'occurrence seen président mu ne ñoom dara ñorul leen benn doléance la ñu am actuellement ci secteur pêche du marché central au poisson ñu ne nag kon jaadu na ñun aussi pour ñu taxaw alerter autorités yi alerter sénégalais yi mais alerter le ministre en particulier xamal ko ne ko marché central au poisson dafa am borom parce que ñun acteurs yi marché central au poisson bi nga xamee ne marché central kenn soxlatu ko dara soxlawu ko woon ñoo fi desoon sumb suñu xeex di ko xeex ba agsi fii ñu agsi Sénégal nag ñoo baaxoo wala sénégalais yi ñoo baaxoo lu sotti ñu bëgg koo amal borom léegi nag tey ku ne xam na ne marché central au poisson am na xar kanam bu bees et am ñu taxaw ay prédateurs yu taxaw ci ginnaaw ne léegi ñoom nañ leen dénk marché bi ñu bëgg a taxaw nag pour arrêter Sénégal yëpp xamal leen ne leen loolu ñun et ku fi ñëw fii nga nuy fekk te duñu ko nangu tey te duñu ko nangu suba. ñu desandi ci jaayuma jën boobule ba léegi ak jamono ji ñu nekkee ci koor ñëpp xam nañ ni jën lu ñu yittewoo la loolu waaye nag jaaykat yi li ñu gis mooy non seulement produit bi dafa jafe am waaye itam client yi du ñuy faral di ñëw loolee di ay kàddu yu ñu dénk Salif Sow ak Asmalik Diop ci ab reportage. ni jaaykatu jën bi ñeneen ñi fi amee place ñëpp daanaka li ñuy toog di xoolee ëpp jamono ji lu ñuy liggéey ci marché central au poisson bu Pikine clients yi xamal nañ ne ñoom jaaykat yi ne dañoo raar jamono ji. non période bi la kay tey moom dara amul fi moom jën amul fi jën yi amul prix kenn jëndul saam yi 2500 doon jot te yaa ngi koy jaayee 2000. ah non ñun koy actuellement ni bon li ñu indi woon yàlla def na ni bëriwul jeex na bon alhamdulilah daal mais njaay mi demewul noonu de. ci table yi ba léegi ñu ngi fay seen ay saamu jën yoo xamante ni gaañ ñi dañ koo bëgg a jaay. taf-taf ñu ngi ci digg bëccëg bi koor gi nag moo ko waral lañ ñu xamal ndaxte nee ñu weer wii kër gu nekk daanaka benn yoon rek lay togg ci bëccëg bi yëpp looloo waral ba ñuy jënd si lim bi wàññeeku li fi nekkit ci jën wàññeeku ba tax njëg ya rës. on est obligé ñu wanteer jën yi ndax 3 fois lañ daan lekk par jour léegi dootuñu lekk 3 fois par jour benn yoon la ñuy lekk par jour léegi déjà loolu ñun arrangé wuñu mais nag. sunu liggéey moo mel noonu quoi. c'est ñun doon nañ jaay 55 60 000 wala ay 45 nangam léegi ay 40 la ñuy jaay parce que pour l'instant loolu moo fi amagum. obligé li ñu bëgg a def mooy leen di jéem a wàññi sunu loxo jéem a xool parce que et puis dañoo am ay clients yi nga xam mënuñu leen bañ a fournir jën. jën moo amul kees gu doon jën 40 000 tey yaa ngi ko jëndee 60 000 jën waal gi yëpp glace lay doon. fii mbir mi dafa simple ci gis-gisu jaaykat yi. ndaxte ñoom nee na ñoom bu fekkente ni jën bëri na njëg li day yomb bu jën manqué njëg li day yéeg. Salif Sow jërëjëf. ci diwaanu Ngor nag bépp garage mécanicien ak ay kiosque yu nekk ci yoon yi dinañ leen fa jëlee ci semaine bile maire bi moom moo ko wax moom ak préfet bi door nañu ab opération désencombrement maanaam féexal mbedd ndakaaru yi ni ko njiitu réew mi bëggee ñu jàpp ni loolee buñ ko defee rek ñu askan wi seen anam yi ñuy dundee dina gën a ñoŋ kon ña fa nekk ñu ngi leen di jox àpp kon ay bés képp ñu ut saafara xool feneen fu ñuy dem Amadou Gueye moom mooy maire bu Ngor ñu déglu ko ci micro ba fara ñi ak Jafara Ba. avancé nañu def nañu ci jéego bu am solo déjà tey suba rek ñoo ngi doon waxtaan ak préfet pour xam nan la ñuy defee suñu planning pour commencer liggéey boobu Ngor daf ko yittewoo sax parce que dafa nekk commune boo xam ne dafa am yu fi nekk ya nga xam ne waruñu ko fi di bàyyi. la ñuy jëkk commencer tournée yi ànd ak préfet de Dakar ànd ak sous-préfet ñu xool saytu xool dugg ci dëkk bi yëpp commune bi yëpp xool. point yi nga xam ne war nañu leen débarrasser ñu xam ko balaa ñoo jublu ci liggéey bi incha allah fekk semaine prochaine bu soobee yàlla ñu tàmbali liggéey bi. Karumbu ab diwaan bu nekk la ci frontière bi diggante Sénégal ak Guinée-Bissau bëri na ñu bokk ci ñaari réew yooyu la ñu doon tàggat ngir xool ci yan anam la ñuy mën a saafare ay jafe-jafe ay fitna rawatina mu di ab xalaat bu tukkee ci USAID Al Wili ginnaaw jafe-jafe yu bëri ñu nemmeeku ci diwaan woowule rawatina ci exploitation ressources naturelles yi ak li ñuy duppee càccum jur foofule Antoine Mendy moom responsable de projet la ñu déglu ko ci micro Bakary Konté ak Khali organisation bu tey bi comme ni nga ko gisee mu ngi lalu ci doxalinu projet bi nga xamante ni day fexe
askan wi maanaam village yi nga xamante ni fa la projet bi di intervenir ñu dëkk ci jàmm fexe ba tey lépp li nga xamante ni mooy jafe-jafe ci diggante nit ñi ñu xool lu ñu koy saafaree ci biir nit ñi ñu bañ a tëb bay yegg ci ñoom préfet wala ñoom sous préfet wala police wala gendarmerie waaye ci biir nit ñi ñu fexe ba ñun suñu biir ñu saafara jafe-jafe yi mën a am ci diggante nit ñi. boo xoolee projet bi mu tàmbalee ba léegi mu ngi dooleel nit ñi maanaam leen tàggat ci tey bu jafe-jafe amee na lañ ko war a saafaree nan la ñu war a kan moo war a jóg nan la war a jógee nan la war a def projet bi dafa tàggat mbooloo mi tàggat askan wi ci nit ñuy def ba mën a yor jafe-jafe yi saafara ko ba nit ñi mën a dëkk ci jàmm. mobilisation bu tey bi boo xoolee mu ngi boole ñi jógee ba Guinée Bissau boole ñi dëkk fii ci Karumbu waaye tamit village yi nga xam ne tamit ñoo wër Karumbu yu ci mel ni ba Kanjeenu ba Lamel ba Jaamaay ñëw ba fii jóge ba Tànnaaf ñëw ba fii nii ak yeneen village loolu mënul nekk ci jàmm amul loolu mënul nekk suñu ñi déggoowul. président Macky Sall jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu nekk ngir dialogue national bile ni mu ko bëggee ak lan moo ko waral ak nañ ko nar a doxalee loolee lépp ñu ngi koy jàngat jamono jile am na benn pàcc bu bokk ci kujje gi te nangoo dem ca waxtaan yooyu la nag nee nañu buñ ca eggee nañ ko def ay waxtaan yu dëggu mu bañ a am réeroo ak bañ a am nëbbonte Cheikh Diop defal nañ ci gëstu ànd ak Jaafara Ba. ab jubbo bu njiitum réew mi nam ci képp ku nga xam ne rek da nga yëngu ci wàllu politique bi moom moomee sax mu daal di leen tàllal loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi nag li ñu sàkk moom moo di boobu la dialogue muy woote mu daal di sincère. mais bu wootee li ñu naan élégance politique nañ ci dem wuyu luñ ci d'accord ñu waxee ko foofu luñ ci d'accord ñu ànd ko jëfee. ginnaaw loolee nag ñi lee di àddune bëgg-bëgg bu njiitum réew mi deful lu dul rek lu dëggu ci moom. lu day ne président de la République nga xam ne mosul taay di woote waxtaan bu toogee ne dama bëgg ñu waxtaanee réew mi je crois que il est sincère ci réew mi dañ ko wax na waxtaanee nag parce que tey dañu nekk ci jamono jafe. ab dialogue national bu mu bëgg lii nag ñu daal di koy ndam ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal li nga xam ne moom moo di terme de référence yi ak itam yeneen i waxtaan daañu ko càmbar. dañu waxtaan ci politique bi dañu waxtaan ci koom-koom bi dañu waxtaan ci social bi. bu fekkee ne ñeneen am nañ yeneen xalaat aussi bu ñu ñëwee bëgguñu waxtaan ci nañ ci waxtaan. askan wi yëpp lañ bëgg ñëw ñi ànd ak président ak ñi àndul ak président ñi ànd ak président wax ñi lu tax ñu ànd ak président ñi àndut ak moom wax lu tax àndut ak moom loolu yëpp moom mu dégg ko comme ça mën a doxal réew mi. bu ñuy bañee ñi nangu ñi bëgg a dem dialogue nañ ànd dem dialogue ak moom ci liy doxal réew mi nag ñu bañ ko dugg jiital intérêt politique. man li may bañ mooy da ngaa jékkiwul bëgg a randal wala leneen mais bu dee pour luy jëriñ réew mi na ci waa réew mi yëpp ànd ñu ànd defar réew mi tey doomu réew mi foofu lañ leen di xaar mais temps politique am na mais temps àndandoo defar réew mi dafay am. yenn ci ay xibaar front de résistance nationale nag ni ki ëllëg dinañ daal di càmbar wàllu bi bu baax a baax xool ana naka la ñuy wax ci li nga xam ne rek moom moo di bëgg-bëgg bu Macky Sall ci loolu itam ab laaj daal di samp moom moo di ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi nañ daal di nangu loxo bi nga xam ne njiitum réew mi mu ngi leen koy tàllal. Guy Marius Sagna bu France Dégage Babacar Diop bokk ci Force démocratique du Sénégal ñetteel bi Abdourahmane Sow COS M23 di cellule orientation et stratégie ñoom ñetti ndaw lañu ñu ne nag dañoo taxaw temb ngir xeex démocratie mën a dox ci réew mi ñuy ñaan ndaw ñi mel ni ñoom ñu fekk si leen ci xeex boobule mu di xeex bu tax ba du benn du ñaar teg nañ leen loxo bi ci mujj samedi bi la weesu bés bi ñu doon voté loi bi fiy jëlee poste premier ministre seeni nataal ñoom ñett ñu ànd ceeg Ibou Diouf. fii ci réew mi bu ñuy wax ci lépp lu mën a suqali démocratie dañ ciy dugal seen loxo ñetti ndaw yoo xam ne jiitey seeni moroom jamono ji nag fës nañu bu baax ci lépp luy jëmale kanam suñu démocratie. Abdourahmane Sow benn doomi juddit la bu juddu en 1975. man li ma gën a dugal motivé ci activité politique ak citoyenne mooy je suis contre l'injustice. Guy Marius Sagna kenn la ci ñi nga xam ne dañoo joxe seen bopp ngir xeex nooteelu askanu Afrique rawatina nooteelu askanu Sénégal. Babacar Diop benn ndaw la boo xamante ni mi ngi jóge ci mouvement ñi ko meññ mooy mouvement élève ak mouvement étudiant. foo leen fekk dañ koy bàkkoo ñu ne dañoo bëgg seen réew Sénégal. ñoom dañoo dëggu dañoo dogu ba pare am fit bëgg
soppi xar kanamu Sénégal ak xar kanamu Afrique. li waral engagement bi mooy dafa am benn contrat boo xamante ni daf ma lié ak sama génération depuis collège jaar lycée jaar université. tax bis bu ne ma mën a xeex pour ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal ak maas lañ doon xeex démb ñu mën ko gis ci man ba bu subaa ñu mën a tabax Sénégal gu. waaw parce que am générosité weesul bi ñuy dem fële ay nit rek lañu ragaluñu mais dafa am ay sentiment yooyu am. bëgguñu nag wax alternance générationnelle maanaam wuutu ñu fi nekkoon. mbir mi du waxu at ndaxte ci ñii ñuy noot am na ay mag am na ay. ndaw yi nañ fàq fépp song langue politique bi song parti politique yi dugg ci song syndicat yi dugg ci song fépp dugg ci ndax ñoom ñoo ko war a doxal. lu dul dëgg ñu xeex ko ku ko mënti yor loolu mooy constance bi. muy xeex boo xam ne dañ koy sumb saa su nekk. li leen tegoon loxo gannaaw bi ñuy wote li nga xam ne rek mooy loi boobee naroon dakkal lépp lu aju ci wàllu poste premier ministre. loolu nag ñu gis ne rek mënu leen tax a dellu ginnaaw. ñu ko gërëm ko moom Ibou Diouf dañuy egsi ak yéen léegi mbokk yi tey dañoo am gan ci xibaar yi mi ngi wuyoo turu Awa Sarr bu ONG Laser ñu ngi lay nuyu madame Sarr. maa ngi lay fay. waaye yéen ak añ waa gouvernement bi tey da ngeen a door semaine nationale bi ñu jagleel sécurité routière maanaam kaaraange gi ci kaw tali bi gis nañ li fi am ci réew mi. bu ñuy commencé laaj bu njëkk bi mooy ndax am ngeen chiffre yu mujj xañ na ci nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy faatu wala ñoom ñooy loru ci tali bi ci accident yi am. Sénégal ñu ngi à peu près 600 chaque année mais xalaat nañ ne loolu dépassé na ko ñi ñàkk seen bakkan ci tali bi ndax ñiy déclaré li ñuy déclaré moom la ñuy jël donc am na ñoo xam ne déclaré wuñu tam ñu déclaré wul accident mënuñu ko jël en compte donc xalaat nañ ne chiffre boobu mooy chiffre officiel bi mais accident yi passé nañ ko. donc tey mooy la ñu def lancement officiel. Laser International ak réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière ak ministère des infrastructures tey lañ def lancement officiel semaine mondiale sécurité routière pour Sénégal semaine boobu ñu ngi koy tàmbale depuis ñaari fan tey mooy lancement bi Dakar mais médias yi commencé nañ jàllale message sensibilisation yi donc loolu am na solo dañ koy def Ziguinchor tam fii ak ñaari fan jàll Nord Foire tam ak population Nord Foire yi dimanche bii di ñëw. semaine boobu dañ koy jagleel xale yi di ñaan tam autorité yi ak ñi am kaddu ci sécurité routière ñu gën a jël ay décisions yoo xam ne day endiguer fléau bi. ndax ñàkk kaaraange ci tali bi dafay nekk loo xam ne dafay indi tiis ci suñu nation. ci Sénégal. ndax dafay dal xale yi te xale yi mooy suñu avenir u réew. waaw junj nga ko léegi nga baal ma Awa Sarr yaa ngi wax xale yi waaye Sénégal dañuy nemmeeku lu ci ëpp dañuy gis ci circulation bi ab waajur buy dawal jël doomam teg ci kawam wala jël doomam teg ci wet bi te du ko takkal ceinture de sécurité wax nga ko xale yi ñoom ñoo ciy gën a sonn. ci ay jéey yu mel noonu bu amee. lii la ñuy ñaan 30 kilomètres ci kanamu école yi. waaye dañuy ñaan tam parents yi. loolu tam ci la bokk. waaw ci la bokk xale yi warul nekk ci kanam. dafa am ay matuwaay yu ñu jël ci oto mag yi ñoo nekk ci kanam xale yi ci ginnaaw xale bi soo ko mënul def sax ci dispositif c'est-à-dire siège maanaam fu mu war a toog nga takk ko ci ceinture mu nekk ci ginnaaw nga takk ko ak ceinture bu fa am mais bul teg xale ci kanam ndax loo ko bëgg-bëgg bés bu accident amee choc bi dina tax xale bi moom amul lu ko téye yow sax war nga am loolu téye mais li lay téye mënul téye xale bi donc xale bi dafay traversé par brise bi nga ñàkk sa doom tax da nga ko bëgg moo tax nga teg ko sa kaw mais da nga ko war a aar ko mooy mu nekk ci ginnaaw nga takk ay matuwaay pour nga accident su amee tam xale bi du éjecté wu ci oto bi du am gaañu yoo xam ne dina indi laago wala indi leneen ay mar détail. loolu ñàkk xam la wala xañ na dañoo jàpp ni du am dara lu leen ci fekk yenn dëkk yi boo fa demee dina am disposition yu nekk ci texte yi ba xale yi ci seen kaaraange dañ ciy veillé ci tali bi bu benn policier gisee xale bu nekk ci situation bu mel noonu mu mën a arrêté gi nga xam ne mooy. xalaat naa ne loolu tam ñàkk xam la ñenn ñàkk xam la mais ñeneen ñi tam xëy na dañuy wax ne waaw maa ngi jóge sama kër maa ngi dem gis ci boutique bi fi may dem soriwul waaye loolu tam mooy indi ay jéey yu lu nekk xaj na ci donc foog ñu def attention ndax tali bi foog ñu partager ko ñun ñëpp kii dawal xam ne dafa am kuy dox ak tànkam kii nekk ci biir oto bi tam xam ne dafa am ay ñu nekk ci ginnaaw maanaam ay passager ñëpp nag mu war leen takk seen ceinture soo nekkee ci moto tam nga sa casque de sécurité loolu yëpp lu am solo la moo tax ñuy def semaine mondiale bi de la sécurité routière teg nag jigéen ñi ci kanam. mooy seen thème bi ngeen tànn ren jile. mooy thème bi ñu am ren mooy leadership sécurité routière femme en avant ndax xalaat nañ ne jigéen ñi suñu takkoo jigéen cause boo xam ne mos na ci takku rek
cause boobu dina am mucc dina sotti. te ci tali bi dañuy wax naan ñoom ñoo gën a responsable sax booy xool teg ci même bu fekkente ne dawaluñu tamit mais ñoom ñooy gën a bàyyi xel xaj na. ñoo ci gën a bàyyi xel te même preuve yi scientifiquement dañoo ay études yoo xam ne ci réewu àdduna yépp jigéen yi seen conduite moo gën a am kaaraange ndax dañuy def ndànk seen accident tam du am yenn gravité yi donc loolu c'est prouvé statistiquement que jigéen yi vraiment elles font attention dañuy def attention ci tali bi donc moo tax ñu jël leen teg leen ci kanam jël Awa Gueye muy président de la commission des femmes parlementaires ndax soxla nañu pour li ñuy ñaan nii 30 km/h ci kanamu école Sénégal yépp pour ñu appliquer ko mu nekk loi dañu ñaan tam moo tax ñu def ko mairie Parcelles Assainies maire de commune yi am nañ prérogative pour jël arrêté boo xam ne dafay def seen commune yi buntu école bu nekk war a dépasser 30 km/h ci kanamu école yi. ñu ngi ko ñaan ministre des transports également ndax moom tam mën na jël arrêté voilà ñu ngi ñaan daal autorité yépp leadership sécurité routière bi gën a tar pour insécurité bi ñàkk kaaraange ci tali bi wàññeeku bu baax ndax ñu mun a am avenir bu gën a leer suñu kanam suñu doom itam ñu mun leen xool foo ak ñoom am yaakaar ci ñoom. yaakaar bi tam am mucc ndax ñoom tam am nañ mucc ci tali bi. loolu la ñuy ñaan. d'accord question bu mujj bi ñuy laaj xañ na mooy ci wàllum accident yi lan moo koy faral di jur lu ci ëpp yenn saay port ceinture lay doon wala xañ na problème mu auto mécanique wala pneu wala lan la. ci chiffres yi ngeen am li ñu ci chiffres yi ñu am 90% ci comportement humain bi la comportement humain mooy ñàkk takk sa ceinture ñàkk takk sa casque de sécurité ñàkk respecter limitation vitesse yi. suñu la waxee 90 ngay daw nga dem daw 130 140 loolu moom da ngay indil musiba sa bopp indil musiba keneen kuy nekk ci tali bi ak yow. donc vraiment comportement humain bi la parce que ñàkk takk ceinture yow sa bopp yaa war a takk sa ceinture. kenn du la ko takkal sa casque yaa ko war a takk tam respecter vitesse bi tam yow mi dawal yaa ko war a respecter donc loolu dañuy ñaan képp kuy conducteur. muy particulier muy commercial vraiment ñu defaat attention ci tali bi ndax suñu avenir u réew moo nekk en jeu vraiment ñàkk kaaraange ci tali bi fléau la li ñuy wax fléau Nations Unies ak OMS dañ ko classé léegi comme fléau de santé publique xam lu ñu dem ba classé ko fléau de santé publique mooy loo xam ne dañ ci war a jël ay mesures gouvernement mu ngi ci jël ay mesures mais ñun li ñu ñaan tey mooy ñu gën a jël mesure ci kanamu école yi ndax vraiment directeur école yaa ngi ñuy woo ñu ngi am ay statistiques yoo xam ne vraiment. yéen a ngi jokkoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom ñu ngi jokkoo ak ministère éducation. ñu ngi def tam ay programme yoo xam ne dañuy yar xale yi jàngal leen nu ñuy jëfandikoo tali bi suñu màggee dañuy màggaleek moom programme boobu mu ngi tudd Safe Routes to School. école yi nga xam ne dañu gën a am tam problème gën a exposé ci tali bi dañu leen def ay barrières. ay ralentisseurs comme ni ñu koy woowee ak ay panneaux pour nit ñi ralentir xam ne école la ñuy jub si. donc vraiment gën a def attention suñuy doom ñoo nekk ci tali yi. donc dañu war a def attention ci tali bi. Awa Sarr bu ñu waxee ñi nekk ci kaw tali ba pare tam wax ñi nga xam ne kilifa yi ñoom ñooy lijjanti jumtukaay yeeg tali yi fi ñuy jaar et tout. gis nañ yenn yoon yi lu ci mel ni VDN bu bees bi. am na xaj na yenn précaution yoo xam ne defaguñ ko fa. parce que ku wax tamit nit ñi nañ def ndànk nañ wax tamit. maanaam li leen di sécuriser lu ci mel ni ay passerelle wala boog sax nag ay glissière maanaam yi protéger oto yi daw ak ñi traversé. loolu moom ci lu néew parce que dañuy liggéey ak waa AGEROUTE xam jël nañ ay matuwaay soo demee di nga gis sax yi ñu def escalier yi ñu def pour passerelle yi. passerelle yaa ngi yegg si ci lu néew donc vraiment dinañ mun dispositif yi nga xam ne AGEROUTE daf ko war a jël mu ngi koy jël xëy na tam yoon boobu amoon na tam ay gàllankoor pour yoon bi gaaw a yegg mais ñu ngi ci def lu ñu mën xam naa fii avant 6 mois daal passerelle yi dañ fa nekk ndax passerelle ñu ngi ci yoon pour yegg si. pour yegg si li ñu prévoir foofu ci VDN bi ngay wax noonu. jërëjëf Awa Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf. ONG Laser ñu doon waxtaanee voilà Laser International ñu doon waxtaanee kaaraange ci tali bi nga fàttali ñu rek. voilà mi ngi noonu di fàttali. xale yi kon lañ ko gën a jagleel maanaam fexe ba respecter limitation de vitesse bi 30 km/h ci buntu école yi ngir mën a sàmm xale yi tout tànk yi. sàmm xale yi tout tànk yi. jërëjëf Awa Sarr sant ko gërëm ko ñu woy ak yéen mbokk yi ci xibaaru biti réew ñu dem fële ci Afrique australe lañ fa nemmeeku mooy am na ñeenti njiitu réew yu bëgg ñu dindi fa maanaam liñ leen tere ñuy jaay lii di ivoire foofee ci réew mi bokk na tamit Niger président bu Mouhamadou Issoufou décrété fa ñetti bés deuil national ndax ay nit yu fa faatu juróom-benn fukk ginnaaw ba benn camion citerne lakkee dinañ dem tam ci Afrique du Sud ñuy amal seeni élection législative ak provinciale tey jile Fatou Bintou Konté.
fas yéene voté fee nga xam ne moom moo di Afrique du Sud pour tabb ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fas yéene toogal ci pencum ndaw réew mi lee ñoom sax député yooyee ñoom ñoo fas yéene tabb ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi lee ñaar fukki at ak juróom nag gannaaw bi dëkk bi génnee ci li nga xam ne moom la ñu apartheid ANC di parti ancien président Nelson Mandela moom moo nekk ci pouvoir bi boobu ba léegi mu bëgg nag ci élection yi nag wanewaat boppam ci parlement bi am ci député yu takku ak ki nga xam ne moom moo di patron di Cyril Ramaphosa toogaat ci bopp réew mi lee wante nag bu ñu xoolee parti bi nga xam ne moom la ñuy wax le parti de la libération du continent dafa jamono ji nag dafa nekk ci ay jafe-jafe dooleem taxatu ko dëgër noonu sondage yi mujj sax mi ngi wan ne ñi ko bëgg voter tollu ñu sax ci 61% fi nga xam ne moo di Afrique du Sud ANC nag ci élection yi am na ci ñaari rival yi nga xam ne xaw nañu am doole bu baax a baax mu di Alliance démocratique nga xam ne ay tubaab ñoom ñoo ko tabb ak ñi nga xam ñoom la ñuy wax les combattants pour la liberté économique mu di parti boo xam ne kii di Julius Malemba moom moo ko yor te nag xaw a am doole bu baax ci réew mi de. fii ci Niger gannaaw bu fa benn camion citerne explosé ci guddib dimanche jàpp altine nga xam ne lu ëpp 60 personnes ñàkk nañ ci seen bakkan démb nag njiitum réew mi di Mouhamadou Issoufou dafa décrété 3 jours de deuil national ñetti fan yoo xam ne dañ ko fas yéene nekk ci ab dëcc foofu nga xam ne moom moo di Niger ndax lakk bi dafa metti woon loolu dogal boobu nag moo ngi ko jël ci réunion bi nga xam amaloon na ko ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil de sécurité ba yore woon dëkk boobee bu ñu xoolee victimes yu bëri da leen a taxoon a lakk bokk na ci dañoo bëggoon a jël essence bi récupéré ko ci camion citerne bi pour mun ko def ci ay bouteilles pour mun ko yóbbu fa la explosion ba amee ñu ci bëri ñàkk seen bakken ñeenti njiitum réew bu di Botswana Namibie Zambie ak Zimbabwe ñoom ñoo fas yéene nag tere li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum jaayum ivoire ci seen dëkk yooyee te dañoo jàpp ni éléphant yi nag jamono ji ña ngay waaj a jeex ñoom njiitum réew yooyee nee nañ bu ñu sañoon stock bi nga xam ne moom moo des ci seen dëkk yooyee sax ci wàllum ivoire ñu gaaw koo jaay xaalis boobee ñu denc ko ngir mën a conserver li nga xam ne moom mooy éléphant yi teg ci nag di xeex lépp lu jëm ci wàllum rey ak tamit dagg lii nga xam ne moom moo di ivoire yi nekk ci éléphant yi de. tàggat yaram daanaka benn ponk la muy basketball ak national 1 ci góor ñi playoff yi tey ji lay door am na ñaari ndaje yu ñu nar a am ca diwaanu Ndar Géej nag Saint-Louis basket club di dalal AS Ville de Dakar ca stadium Joseph Gaye bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon lay doon beneen ndaje bi fii la ci Ndakaaru US Wakam di dalal Louga basket club ci stade Marius Ndiaye bu juróom-ñaari waxtu jotee bu juróomi waxtu jotee plutôt muy 17h waaye jàpp leen ni suba AS Douane dina dalal Saltigué ci stade Marius Ndiaye boobule bu ñeenti waxtu jotee AS Douane moomule ci boppam la ñuy waxtaanee gis nañ ni dafa xarañ loolu ci wàllum basketball ay saison yu bëree ngi nii moom mooy jël raw gàddu gi ñu bëri jàpp sax nag ni li ko waral mooy politique de recrutement bu baax ak ni ñu yoree koom-koom waaye tamit staff technique bi nga xam ne du yëngatu daanaka Cheikh Sadibou Diarra defal nañu ci gëstu ànd ceeg Ababacar Camara. ñetti at mu ngi nii AS Douane bu jëlul ndam li dina yegg ci finalu jongante club yu basket yu góor yi fii ci Sénégal ndëgër laay loolu mu ngi sosu ci doxalin. mën naa wax ne organisation bi la parce que Douane même bu ñu nekkee ci saison bi nii actuellement en cours ñoo ngi préparé beneen saison bi ñoo ngi xool yan joueur la ñu war a recruter yan secteur la ñu war a renforcer ci seen jeu déjà loolu rek avantage la par rapport ak yeneen équipe yi voire 6 ans wala 7 ans même joueurs yi pratiquement ñoo nekk ci même équipe bi hormis Thierno Ibrahima Niang bi fi ñëw ren équipe bi dafa am benn stabilité sur le banc mais aussi au niveau des joueurs donc joueurs yi dañoo dem ba ñoom dañoo am philosophie boobu. jiitu bi AS Douane jiitoo yeneen club yi jamono ji mën na yàgg tax koppar yi ñu ciy def bëreegul ñeneen ñi ko mën. ñoom am nañu koom-koom yu bari comme li ma la ko waxee président Demba Seck daa wax na ko nee na dañ maa jox koom-koom yu bari pour ma gagner ñëpp et il l'a fait donc koom-koom da lay may doole koom-koom dina tax nga mën a recruter entraîneur bu la neex koom-koom dina la tax nga mën a recruter joueur bu la neex mais tey koom-koom moom moo yor sport de haut niveau. am taxawaay bu baax fii ci Afrique loole de moo dese fi mu toll nii coach Mamadou Gueye ak i joueuram. déjà seen équipe bi baax na pour mën a jouer sur le plan africain amuñu lenn lu ñuy envoyé yeneen équipe yi donc am nañu koom-koom am nañu équipe am nañu entraîneur je pense que bu ñu góorgóorloo mën nañ jouer sur le plan africain. ngir dem ci jongante Afrique yooyee faaw Douane jëlaat championnat bi ren loolu nag du yomb ndax ñu mel ni AS Ouakam bi ko dóor ci finalu coupe Saint-Michel bi duñu ko yombalal.
jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra léegi dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéenekaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf tiis wi réew mi fanaanoo moom la yéenekaay yi xëy yeewoo mu di nelawuk Cheikh Béthio Thioune l'observateur bokk ci ñi xëy di ñu tàggee njiital cantaakon yi mi ngi ñuy wax li xew ci waxtu yu mujj yu Cheikh Béthio Thioune ci kaw suuf démb ci tisbaar ji maanaam ay 2 heures ci digg bëccëg gi ci la Cheikh Béthio Thioune wàcceb liggéey ca clinique Bergogne ga ca Bordeaux ga ca France ci juróom-ñett fukki atam ak benn ci la nuppalu ndax 1938 la gane àdduna 2019 la fi bàyyeekoo ay jaar-jaaram moom njiital cantaakon yi at mi mu gane àdduna ca kër Samba Lawbe ba ni mu faatoo ca Bordeaux lu ci bari mi ngi ci biir journal l'observateur yamu ca ne mi ngi ñuy xamal it Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides ana nan la yëgee nelawuk Cheikh Béthio Thioune ab néewam moom Cheikh bi journal bi nañu dana jóge France ajjuma ji di ñëw Sénégal te ca Madinatul Salaam bu ñu moytuwul fa la ñu koy denc ndax moom Cheikh bi ci ak dundam neewoon na ay doomam su ma fi bàyyeekoo na ngeen ma denc Madinatul Salaam ndax Serigne Saliou Mbacké mii sama lépp moo ma joxoon ndigal li Libération moom it xëy ci tiis wi xëyee li mu tudde waxtu yu mujj yu Cheikh Béthio Thioune ci jamono altine ba léegi mi ngi woon dans le coma démb ci talaata ji ay 2 heures ci digg bëccëg gi ci la mujj faatu yéenekaay bi dañu wopp ji ko tëraloon ba taxoon ñu yóbbu ko France ngir mu faju ji ba mu waree dem France yàgg na waaye ngir bañoon a wuute màggaluk daaw gi moo taxoon mu décalé woon ab tukkeem ñaari weer maître Ousmane Seye bokk ci avocat yu Cheikh Béthio Thioune yi mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkku Libération kàddu yu ndénkaane yu bàyyeeko woon ci Cheikh Béthio Thioune maître Ousmane Seye nee na Cheikh Béthio dane ma maître ma ne ko naam mu ne ma li war a am ci samay mbir Serigne Saliou Mbacké dogal na ko bu nuppi anki dina kay nañu dëgg gi féete kaw dëgg yépp dikk naa ko dogalam Le Quotidien nañu Cheikh Béthio Thioune fekki na attekat bu mag ba mu di yàlla sunu borom Les Échos ne ko fekk jiit wasilam wa di Serigne Saliou Mbacké Direct Info nañu ndax yàlla Cheikh Béthio nuppalu ci bés bu njëkk ci weeru koor yéene kay bi nañu metti ñoo bàyyoo nañu Cheikh Béthio Thioune dem na wéetal leen Serigne Saliou Thioune di doom ci Cheikh Béthio Thioune di ñu wax ci la Tribune ne way juróom wi di Cheikh Béthio Thioune Liverpool bu Sadio Mané leer na te rafet démb record yéene kay nañu footballkatu Liverpool yi ñoo def lu kenn gëmul woon lu kenn foogul woon na dina am démb ci demi-finale retour Ligue des Champions yi li ñu naan remontada loolee la Liverpool def Barcelone waa Liverpool dañoo dalal Barcelone biir Angleterre dóor leen 4-0 qualifié ci finalu Ligue des Champions bi l'observateur nañu footballkatu Sénégal bii di Sadio Mané di football ci Liverpool dana duggati lëf ci taarix mu di histoire ndax dana football ñaareelu finalu Ligue des Champions Sud du Quotidien nañu li ñoom Lionel Messi FC Barcelone amoon ci yalwaan waa Liverpool këpp nañu yalwaan ga démb li Liverpool def FC Barcelone La Tribune ak Rewmi Quotidien ni ñu ko tuddee mooy remontada. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen gërëm leen tamit ci àndandoo mbékk ñun bu 19h jotee incha allah rédaction bi dina fi egsi ci yeneen xibaar di leen ñaan ngeen yendoog jàmm.